xamee danay waliyu kamal baat melaw na ok asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñuy waajur ñu ngi sant aussi borom dëkk bi et comme ni ngeen ko xamee man maa ngi tudd Khalifa Keita médecin généraliste dëkk bañ fi commencé ñëw nag ak léegi man na 3 ans ñu ngi ñëw di def couverture médicale fii si Ndiassane ñu ngi bàyyeekoo nag hôpital Fann Albert Royer de pédiatrie foofu lañ nekk mais comme ay talibé lañ comme ñëpp dañuy ñëw fii jàpp ci liggéey bi aussi comme lu ñuy wax rek ku ci nekk foo mën a jàpp rek noonu ngay def comme ñun yàlla def na ni ci santé nañu yëngu moom moo tax aussi ñu ñëw jàpp ci aussi ci côté santé et depuis démb nag ñu ngi liggéey ñu ngi ci consultation yi ñu ngi ci urgence yi voilà ñu ngi ci cas aussi yoo xam ne dañ leen di référé hôpital Dabakh bu Tivaouane démb bañ commencé liggéey ak tey am nañ fi 30 cas yoo xam ne nii consulté nañ leen mais ci biir 30 yooyu aussi am nañ ci 5 yoo xam ne dañ leen référé hôpital Dabakh bu Tivaouane parce que comme am na ci cas yoo xam ne mënuñu leen a tey fii nii parce que poste de santé la dañuy obligé ñu envoyé leen fu ñu naan hôpital Dabakh bu Tivaouane pour ñu mën leen a jël correctement en charge ci 5 cas yu ci 4 cas yooyu ñu référé foofu noonu am na ci quand même benn cas grave boo xam ne ni envoyé nañ ko dem ci guddi hôpital bu Dabakh tey nag bon yàlla def na bañ commencé ci suba si ak léegi def nañ fi 16 consultations ci biir 16 yooyu noonu envoyé nañ leen benn référence boo xam ne ni mënuñu ko fay téye parce que comme ni ngeen ko xamee poste la ci district wala hôpital kese nañu mën a prendre en charge cas yooyu noonu bon en résumé daal su ma leen defalee bilan bi c'est ça pareeguñ nag ba léegi ñu ngi ci liggéey bi comme ni ngeen koy gisee am na malade yi xaar mais en somme sama résumé daal c'était ça voilà merci beaucoup. asalaamaaleykum ñu leen sant di leen gërëm parce que lii ngi def lu am solo la kuy def lu baax koy siiwal yaa ki koy siiwal yéen ñëpp benn ngeen ñun amuñu seen pay yal na yàlla mi am pay yàlla na leen fay waaye lii ñuy def moom ndimbal la parce que ku loxoom jotul ginnaawam boo ko dee jàppale ci yenn yi dalaa war a gërëm sant la waaw ñun nag amuñu seen pay li ngeen bëgg yéen a xam yàlla ni ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum mbokki Ndiassane TV télévision bi nga xam mooy télévision tarixatul xaadiriya di télévision képp ku aju ci Ndiassane di télévision àdduna bi yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar man maa ngi tudd Matar Fall maay président commission santé Gamou Ndiassane donc yàlla def na nag ca wàccaayo ba fii ñu nekk nii ci bis bi ci wàllu santé man maa koy taxawee donc bu ko defee ci wàllu organisation bi rek laa njëkkee donc organisation ni ñu ko commencé waaj ca réunion CLD local ba nga xam ne kilifa gi moo ko woote ànd ko ak sous-préfet jaar ci CDD bi au niveau de la préfecture jaar au niveau de la gouvernance ba ci réunion nationale ba avec le ministre de l'intérieur donc yooyu yëpp ci côté santé ñun ñoo ko doon taxawee donc lañ ca bëggoon également di ko laaj donc 10 millions ci garab donc ci 10 millions aussi faj mi du yem Ndiassane rek tey ji buñ ci amee cas boo xam daf ñu jaaxal dañ koy jël yóbbu ko Tivaouane donc foofu tamit ñi ngi en alerte commencé nañ faa yóbbu amagul benn jafe-jafe donc ci wàllu organisation bi daal noonu la tëddee wax dëgg yàlla autorité li ñu waroon def lépp def nañ ko donc foofu dañuy sant kilifa yi di sant xalif bi également parce que tamit njabootam ñoo ko laajoon ñu defal leen ko donc pour le moment nii signalé gun ma fi benn jafe-jafe depuis démb ñi ngi def gratuité ku ñëw da ngay rang ni nga war a rangee faju daal di génn dem su fekkee nag am nga lu nu jaaxal ci yow dañ lay am na médecin généraliste bu fi ne loolu aussi ak yokkute la parce que infirmiers yi ñoo fi daan ne bu ñu amee lu leen jaaxal dañu yóbbu Tivaouane maintenant ça bâtiment bi nga gis salle bi ci la médecin généraliste bi ne y a aussi un chirurgien dentiste moom tamit saa suñ ko soxlaa dañ koy woo ñooñu tamit li ci gën a neex ay taalibe kër gi lañu docteur Keita ak docteur Sissoko fii lañ bokk
donc dañ ni ñoom carrément dañuy ñëw rek jàpp ci liggéey bi ca yàlla tax ñu def ko seen tarbiya ba léegi ñu ngi koy doxal démb ba tey barki démb ba léegi ñu ngi fi donc fii la ñu féete ak ñun donc pour le moment nii daal cas yi ñu fi référé gul def naan ci benn la toll su ma juumul xam naa techniciens yi ñu ngi nii dégg di ma dégg ce matin daal gis naa ko ñuy référé di ko yóbbu Tivaouane foofu lañ toll mais Tivaouane aussi jël nañ ko en charge amul benn problème daal vraiment pour le moment daal ñu ngi ñaan yàlla mu wëy xëy na feebar duñ ko souhaité mais su amee tamit taxawaay ba war incha allah dinañ ko def. Coordonnateur général sëñ Abdou Khadir Kounta Jéeli di sant porte parole bi nga xam ménagé wuñ benn effort pour que ñun ñu nekk dans de bonnes conditions en tout cas fii ci poste santé bi ak li ñu tuddee paiement poste médical avancé yi am nañ ci lu mat presque 10 donc 8 yi ñoom fonctionnel nañu wax dëgg yàlla yëpp a ngi dox moom visite bi laa doon def nii mais constaté wu ma fenn problème ci loolu aussi am nañ service de l'action sociale du ministère de la santé ñoom ñi ngi ñëw ñun tamit ñi ngi de l'autre côté pour les di def sensibilisation ci wàllu Covid bi ak wàllu yeneen jafe-jafe yi ñu ngi fee au niveau de l'esplanade xam naa bu ngeen jógee mën nga leen di fekk d'ailleurs seen directrice léegi mu ñëw dafa war ziar ci xalifa bi xool liggéey ni mu tëddee ci également ci waajtaayu aussi amoon na SNAPS mooy ñi nga xam dañuy yëngut ci prévention ñëw nañ ci dëkk bi avant bis bi distribuer ay kit pour sensibiliser nit ñi woo nañ ñi ci ñu dem ñàkku def nañ ay dugg nañ ci lu mat 500 VAD visite à domicile donc loolu bari na lool te c'est la deuxième fois ñu koy def ci à l'occasion des gàmmu ñoom it dañ leen sant donc vraiment docteur Camara mi aussi nga xam ne moo féete Tivaouane moom tout le temps mi ngi fi bu gàmm bi commencé bu desee ñeenti fan ba ca ginnaaw suba ga mi ngi fi moom li mu bëgg daal mooy lépp jag ci ay agent mag ñi ngi ko koy defal moom it mënuñu koo bañ a sant le médecin chef régional également monsieur Diaw moom tamit jàmbaar la démb rek ñëw na fi xool situation liggéey bi delluwaat xam naa bu ci kanamee dina ñëw parce que ñoom la ñuy réserver fii la ñuy dal ñoom daal ñu ngi daal képp kuy autorité sanitaire daal ñu ngi ànd ak ñun ci lii di ko def aussi ak xol bu sell ak sawarte loolu daal moo am solo te moom la ñu gis ci ñoom it ñu ngi leen sant di leen ñaanal yàlla di ñaanal xalifa bi bu baax mu yàgg fi ca wér njabootam wér yéen ñii tamit vraiment seen télé bi dem ba ñu di ko seetaan fépp ci àdduna loolu ñu ngi leen koy ñaanal parce que sunu yëf la dëgg-dëgg kontaan nañu vraiment ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. ci turam ak santam di leen gërëm di leen ñaanal yàlla seen taxawaay fu leen bëgg a yegg yàlla na fi yàlla yeggalee wax dëgg fa neex yàlla ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax ndax de jamono métti na métti goo xamee ne képp ku lay man di saytul saw yaram wér gi yaram boole koog Mawlaana mu dolli ko ci lépp ñun de sant nañ baax gërëm nañ bu baax ndax lii daal mënaluñ ko suñu bopp yéen nag yéen a nu ci doy waaw jërëjëf. doom yi heure yi ñaan di ko ñaanal yàlla gudd fan ñu ma wax dëgg yàlla amuñu ci benn lu ñu naqari moom amuñu ci benn ñu naqari ñu baax nañu ñëw nañu accueillir la jël sa malade jël ko def faj ko nu mu waree amuñu benn problème dëgg yàlla ñu baax lañu ñu ngi sant yàlla bu baax waaye doomu Ndiassane la fii laa judd fii laa yoroo non fii déedéet heure mu amee malade mosuma fee teggi fii laay ñëw di fa jox dëgg yàlla du mu ñëwee dañu may accueillir jël sama malade di waxtaan ak moom di foo ak moom nga reetaan ak moom wax dëgg yàlla amul benn problème Ndiassane. waaw bon comme ni ngeen ko gisee xale bi d'après signes yu mu fi andi si olof lu ci ëpp dañu naan soj la mais xale yi aussi dafa am benn feebar boo xam ne da leen di xaw a sonal mooy si seen poumon seen xëtër yi des fois dafay am lu ñu naan une bronchoconstriction maanaam xëtër gi fu ngelaw gi di nekk du mën a am normalement su defee infection comme rhinite bi nii day wàcc mën na wàcc si xëtër yi su wàcc si xëtër yi mën na ko andil jafe-jafe aussi pour nooyu et en général si jargon médical ñu ngi koy woowee lu ñu naan une rhinobronchite une rhinobronchite traitement bi nag méttiwul da ngay traité même temps rhume bi aussi da ngay joxe ce qu'on appelle un bronchodilatateur pour que ni poumon yi au niveau des alvéoles mu am benn genre dilatation pour ngelaw gi mën a jàll correctement c'est ça c'est juste ça nekkul loo xam ne nii c'est très grave quand même parce que on a souvent ces cas-là à l'hôpital et ça se traite bien quand même voilà c'est ça merci. Yeah, we are
ci woo